بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom suñu kilifa yi yal na leen yàlla yàggal suñu kanam te ànd ak wér di ci jiital nuyoo bi ak ziyaar bi sëñ Muntaxa yal na ko yàlla may wér yal na ko yàlla may wér guddal ay fanam defal ko mbooleem jullit alhamdulillah sant yàlla bu baax nga xam ne may nañu ñu fekkee jotaay bi di ci ndokkel waa Touba ci kanam tàmbale ko ci njiit bi ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar waaye di ndokkel tamit commission scientifique et culturelle Touba ci kanam di leen féliciter bu baax ci seen liggéey bu am solo boo xam ne yàgg nañ koo def te tey bokk ci maa ngi nuyu di ziyaar tamit sëñ Adama Ndiaye sëñ Mara Ndiaye nga xam ne ñoom ñoo ma njëkk a contacter pour ma mun a ànd ak sëriñ daara yi ci liggéey bi ma am ci kontante bu baax biñ ma ko waxee wax dëgg yàlla fekkoon na ma ci ay programme yu bëri waaye dama ne woon occasion bi duma ko bàyyi mu jàll ndax ku laal daara walla ku wax daara dama ci sawar lool maa ngi sant sëñ bi macha allah sa présentation bi am na solo jaar na yoon ni nga ko waxee noonu la maa ngi la ciy sant bu baax a baax comme ni ma ko waxee ma fas yéene ñëw ànd ak sëriñ daara yi duma leen jàngal lu bari de dañuy waxtaan rek waxtaan lay doon ndax dëgg la docteur la waaye xam naa ne am na ci ay sëriñ daara yoo xam ne bari na ci sax li ma xam ñoom xam nañ lu ëpp lool kon dañuy waxtaan maa ngi koy def maa ngi am kontante di ko def ak ñi ma àndal tàmbale ko sëriñ docteur Abdoulahi Sare moom docteuru bëñ la dentiste chirurgien dentiste la mu nekk ak man fii ci Daaru Marnaan taalibe la taalibe xaqan ku bëgg sëñ bi koo xam ne macha allah ku xarañ la tamit ci liggéeyam ci wàllu bëñ waaye maa ngi am kontante tamit fekk fi sama sëriñ mooy docteur Sissoko moo toog noonu dend ak docteur Sare bi Sissoko nag xëy na ñu bari xamuñu ko waaye sëriñ la ci man ci wàllu docteur ndax ki ngeen di gis nii mu toog nii élément bu am solo la ci système de santé Sénégal moom jàngal na ma ki ma jàngal maanaam sama sëriñu sama sëriñ la bokk bu fekkente ne mën naa koo expliquer noonu ki ma jàngal na kooku ci wàllu bët moom docteur bët la bët rek la xam te yàgg na liggéey ci mbir moom ku am xam-xam la waaye ku modeste la fi ma toog nii waruma fi toog moom moo fi war a toog ndax sama sëriñ la waaye nag xëy na dañoo tase fi mais incha allah mun naa am ñu jox ko kàddu parce que tuuti naa ci kanamam tuuti naa lool ci kanamam di jël micro bi di waxtaan di def conférence te moom mu toog fii waaye ñu ngi koy sant bu baax di ko nuyu di ko ziar di ko ñaan gudd fan ànd ak wér maa ngi nuyu seen daara yépp nag damay gàttal wax bi ndax temps bi bëriwul 40 minutes lañu am bëriwul kon ñu gaawantu rek li ñu bëgg waxtaanee mooy wér-gu-yaram ci biir daara wala sëriñ daara ak wér-gu-yaram en tout cas santé dans le daara
muy thème bu am solo waaye bu yaatu nag loo xam ne dañ ci wax tuuti rek mais duñ ko matal incha allah peut-être questions yi mun na koo matal ñu ngi ko fas yéenee développer ci ay thèmes yu bare bi ci jiitu mooy problématique hygiène ci biir daara waxtaan bi nag dafay mel ni dañuy laal góom ndax ku tawat ku am góom sa yaram ñëw ci docteur bi nga bëgg mu fajal la ko faw mu laal ko bu ko laalee dina metti nag waaye bu ci paree di nga kontaan ndax di nga wér loolu mooy jubluwaay donc li ñuy wax amaana dina jam amaana dina metti waaye loolu taxuñoo jóg incha allah ci njeexantal bi dinañ joxe ay recommandation maanaam garab booy tax góom bi wér loolu surtout loolu ñuy bàyyi xel ci mujjantal waxtaan bi dinañ wax ay recommandation ay solution bokk ay saafara yoo xam ne mun nañ koo joxe ma am yaakaar ne ku nekk su ko yóbbaalee ci daaram ba jëfe ko mun na ko amal njëriñ bu baax a baax nañ ko jàppee ci élan boobu donc dina metti ndax góom la nag mais incha allah am nañ yaakaar ne biñ fiy jóge saafara bi dinañ ko am donc problématique hygiène ci biir daara suñu waxee hygiène nag lu yaatu la ñu tàmbale ko ci hygiène des mains mooy set ci loxo ñu tàmbale ko set ci loxo lu tax set ci loxo am solo loxo mooy organe boo xam ne cër boo xam ne ci doomu aadama lu ne da koy laal booy jël loxo mooy jël booy lekk loxo mooy lekk booy raxas loxo mooy raxas booy nuyoo sax loxo mooy nuyoo ci li ñu tàmm donc set ci loxo lu am solo la fu nekk nag waaye rawatina ci biir daara dinañ ñëw wax lan moo tax set ci loxo am solo dinañ waxtaan tamit hygiène bucco-dentaire mooy set ci gémmiñ daal gémmiñ ak bëñ walla lépp lu nekk ci biir gémmiñ loolu xam naa docteur Sare ngi fii toog nga xam ne moom moo ci spécialiste liñ ciy wax lu tuuti la amaana moom dina ci mën a indi ay li ci gën a xóot set ci gémmiñ dafa war a am préoccupation ci sëriñ daara bi ak ndongo daara yi nekk ci biir daara ndax ku nekk xam na bëñ bu metti loolu kenn mënul fanaan ak bëñ bi metti kenn mënul yend ak bëñ bi metti walla gémmiñ boo xam ne am na góom loolu lu metti la ci loo xam ne ci koo xam ne dañ ko yore waaye li koy waral loolu il faut ñu xam fexe moytu ko ndax hygiène bucco-dentaire bëri na ci ay daara walla ay ndongo daara yoo xam ne problème bucco-dentaire tàmbale ko ci kari ba ci sax cancer yi bëri na ci ndongo daara yi waaye li ko sabab rek mooy ñàkk am set ñàkk am hygiène bucco-dentaire bu jaari yoon loolu bëri na ci biir daara yi jot nañ fi def benn enquête en 2016 ci daara yi ñu gis ne xale yi ñi am carie waxuñu sax yeneen pathologie waaye carie dentaire prévalence carie dentaire ci ndongo daara yi bëri na lool te da leen di gàllankoor lu bëri ci seen jàng ndax ndongo daara bu am bëñ buy metti kooku du mën a jàng waaye loolu benn la li ci gën a garaaw mooy ñi am carie dentaire walla yeneen pathologie bucco-dentaire du yem ci bëñ buy metti kese day law day am ay jeexintal yoo xam ne ay conséquences yoo xam ne mun naa dal ci xol bi mun naa dal ci rein yi mun naa dal ci yax yi nga xam ne ndongo daara bi su génnee daara fii ak fukki at rek
mu am ay jafe-jafe ci wàllu xol ci wàllu yax ci wàllu rein nga xam ne ci bëñ bi la juddoo donc set ci bëñ dafa am solo nañ ci bàyyi xel incha allah dina ñëw joxe recommandation yi ci war ginnaaw hygiène corporelle bi ñuy wax tuuti ci hygiène vestimentaire ci ñaari tomb set ci yére ci biir daara yi ndax ku nekk xam na ne ci biir daara maanaam ndongo daara yi ñoo xam ne dañuy sol bu set bëriwul li ci ëpp seen yére day tilim donte dañuy fóot donte sëriñ daara bi day góorgóorlu pour yére xale yi di sol yére set mais bëri na ci ñoo xam ne lu ñuy setul ci wàllu zahir ndax bëri na xale yoo xam ne lu ñuy sol soit setul wala méngoowul ak loo xam ne moom la ñu war a sol loolu kon hygiène vestimentaire dafa am solo ci wàllu lu ñuy sol ak tamit ci wàllu dàll hygiène vestimentaire ci wàllu dàll bëri na ay ndongo yoo xam ne gis leen ñoo xam ne ñiy sol dàll bëriwul ci daara yi li ci ëpp ndongo daara yi tànku neen la ñuy doxee te fu ne la ñuy dugg ak tànku neen la ñuy duggee ci douche tànku neen la ñuy demee ci wàllu yelwaan bi tànku neen la ñuy demee fu ne donc néew na ñoo xam ne dañuy sol dàll loolu tamit problème la boo xam ne war nañ cee xalaat bu baax a baax ginnaaw hygiène vestimentaire bi ñuy wax tuuti ci hygiène alimentaire maanaam set ci wàllu ñam tàmbale ko ci ndox bu sell ndox bu set tumranke na ci daara yi waxuma ci daara yépp mais bëri na ci ay daara yoo xam ne ndongo yi ndox bi ñuy jëfandikoo sellul nga xam ne mun na leen jural ay feebar yu bëri loolu tamit problème la boo xam ne nañ ci bàyyi xel ndox bu ñuy jëfandikoo ci naan ci sangu ak ci leneen ba tey ci hygiène alimentaire ñu wax ci wàllu ñam yi ba tey bëri na ci daara yoo xam ne wala ndongo daara yoo xam ne ñam yi ñuy jëfandikoo li ci ëpp ñam bu sedd lay doon te ku nekk xam na ne ñam suñ ko toggee bàyyi ko mu sedd mu am ay waxtu wala ay fan mu sedd day am ay pullulation de germe maanaam ay doomu jàngoro yoo xam ne dañ ciy juddoo ndongo daara boobu nag su ko jëfandikoo mun na koo jural ay feebar yu bëri donc ñam bu sedd loolu tamit problème la boo xam ne bëri na ci biir daara yi néew na ci ay daara yoo xam ne du ñu jëfandikoo ñam bu sedd loolu nag liñ ciy ragal mooy ay doomu jàngoro nit ñi di ko lekk di ko jëfandikoo saa su ne mu leen di jural ay feebar waaye ba tey ci wàllu hygiène alimentaire li ñuy seetlu ci daara yi mooy ndongo daara yi dañuy faral di jaxase ñam maanaam supp kànja bi boole ko ceebu jën boole ko laax boole ko sombi jaxase boobu aay nañ ci lool te dañ ciy kontaan macha allah cocktail la boo xam ne jaxas boobu di ko jëfandikoo xëy na ñoom seen organe tàmm na ko waaye war na mën a indi ay conséquences yoo xam ne ndongo daara bi su ko jëfandikoo pour mu wér du yomb wala pour mu feebar day gaaw lool donc hygiène alimentaire boobu mun nañoo jàpp ñetti tomb yooyu ci wàllum ndox bu sell ci wàllum ñam bu sedd ci wàllum jaxase ñam ay cocktail boo xam ne léegi ceebu jën bi ak maafe bi dañ koy jaxase loolu problème la boo xam ne ndongo daara ak sëriñ daara nañ ci xalaat beneen tomb mooy hygiène environnementale lu ma soxal lu ma ñor lool hygiène environnementale problème bu rëy la ci daara yi suñu waxee ci hygiène environnementale
ñu wax ci hygiène des locaux maanaam bërëbu foo xam ne foofu la ndongo yi ak seen ndongo yi di nekk. Hygiène des locaux mooy fu ñuy tëdd léegi day salte lool léegi day bëri ay doomu jàngoro yoo xam ne ñoom dañuy dëkk ak ñoom donc hygiène des locaux problème bu rëy la boo xam ne dañ koy nemmeeku wala dañ koy faral di ko gis ci biir daara yi waaye tamit ñu xool fi ñuy jànge jàngukaay yi tamit léegi du méngoog loo xam ne moom la ndongo bi soxla pour jàng anam boo xam ne day jaar yoon léegi ñu utiliser barak boo xam ne tàngoor bu ci nekk xale bi wax dëgg yàlla muñ rek moo ko fooy bàyyi waaye léegi tam mu suffoqué sax wala mu sonn lool lu mu war a jàng ci benn 1 heure de temps bu toogee 10 minutes rek moom daal sonn na parce que barabu jàngukaay bi moo méngoowul ak loo xam ne foofu la ñu war a jàngee donc hygiène des locaux hygiène environnementale lu am solo la waaye tamit nañu wax ba tey ci hygiène environnementale mooy latrine yi set ci toilettes yi suñu waxee latrine ñu ngi ciy jublu mooy toilettes yi fu ñuy demee àll loolu nag problème la bu rëy boo xam ne ñu ngi koy faral di ko gis ci daara yi c'est paradoxal maanaam contraire bi lañu war a gis léegi ci biir kër yi sax waxuma sax daara kese waaye suñu biir kër yi léeg-léeg da ngay gis salon boo xam ne moo gën a set fu ñuy tëddee moo gën a set alors que contraire bi la war a doon toilette ak waañ ñoo war a nekk ay bërëbu foo xam ne ñoo war a gën a set toilette waañ moo gën a war a set salon mais ñun contraire bi la ñu jël salon bi la ñuy rafetal salon bi la ñuy fomp salon bi la ñuy nettoyer bàyyi toilette bi mu tilim lool léegi sax balaa ñuy raxas toilette bi maanaam semaine ba semaine loolu lu doy waar la ndongo daara yi nañ ci xalaat bu baax a baax donc loolu problématique de l'hygiène ñu wax léegi problématique de la prévention des maladies dans les daara maanaam fagaru ci biir daara te ku wax santé faw nga wax fagaru bi nag ñu tàmbalee ko ci campagne de vaccination de masse yi ndax Sénégal bokk na ci pays yoo xam ne dañuy faral di organiser ay campagne de vaccination wala campagne de masse mais léegi dañuy faral di gis ne ci biir daara yi dafa nekk politique boo xam ne bëri na ay sëriñ daara yoo xam ne ñoom ànduñu ci vaccination bu ñëwee ñun dañuy am problème bu ne parce que sëriñ daara bi du nangu ñu laal ko du nangu ñu laal ndongo daara yi donc loolu problème boo xam ne nañ ci waxtaan xool lan moo koy saafara ba tey ci campagne yi léegi sax waa kër docteur ñu jóg naan dañuy joxe garab lu mel ni garabu saan wala vitamine wala azithromycine ci wàllu bët waaye li ñuy faral di gis léegi daara yi dañ koy bañ xataa sax ci garabu saan di ko may ndongo daara yi bëri na ay sëriñ daara yoo xam ne dañ koy bañ lan moo ko waral loolu xëy na question yi dina ci ñëw ci wàllu fagaru sibiru ba tey yàggul sax district sanitaire de Touba organisé na fii li ñuy wax campagne CPS mooy joxe doom boo xam ne dalay aar ci sibiru xale bi bu ko jëlee maanaam pour sibiru bi dal ko du yomb bëri na ay ndongo daara yoo xam ne duñ koy nangu dañuy faral di bañ loolu tamit lu ko waral wala la tax loolu sëriñ daara war nañ koo mën a waxtaane fi xataa sax di séddale sànke nga xam ne ku nekk xam na njëriñam mais bëri na ay daara yoo xam ne dem joxe sànke sax wala dem jëli seeni sànke dañ koy faral di ko gàntu loolu problème la beneen problème bi mooy la surveillance des maladies évitables par la vaccination suñu waxee maladie yooyu loolu sëriñ daara daf ci am wàll bu am solo maanaam sëriñ daara moo war a bàyyi xel
ci biir daaram yenn feebar yu xam ne dafa gaaw a wàlle bokk na ci feebar yi mooy choléra bokk na ci feebar yi mooy pays bokk na ci feebar yi wàlle mooy ŋas bokk na ci feebar yi wàlle mooy poliomyélite bokk na ci yi wàlle mooy diarrhée sanglante bokk na ci yi wàlle mooy sax covid maanaam corona bi mais fagaru ci wàllu corona wala ci wàllu choléra ci wàllu pays wala wàllu ŋas suñ ko yëkkatee maanaam suñu yëkkatee liggéey boobu jëmale ko ci daara yi léegi-léegi ñu am ay jafe-jafe loolu tamit sëriñ daara yi war nañ ci mën a wax lan moo ko waral ba ci Ebola sax wala sax li ñuy wax dengue dafa niroog xeetu sibiru la léegi-léeg dañ koy faral di ko gis ci biir daara yi ak ci yeneen gox yi donc loolu problématique prévention des maladies évitables loolu sëriñ daara yi nañ ci wax lan mooy seen jafe-jafe ci wàllu boobu ñetteelu tomb bi ñuy waxtaan ci problématique du recours tardif aux soins suñu waxee recours tardif aux soins liñ ci bëgg wax mooy ci biir daara yi ci li ñuy faral di gis ne xale bi wala sëriñ daara bi wala njabootam daal pour ñu jóg dem ci kër docteur day yéex lool loolu la ñuy wax recours tardif aux soins maanaam ndongo bi mu feebar tey ñu téye ko benn fan ñaari fan ba mu am ay fan ba mu soog a sonn ñu soog koo jël yóbbu ko kër docteur muy recours tardif loolu nag liñ ci souligner amaana mun nañoo wax ne problème prise de décision mu ngi ci parce que sëriñ daara bi xale yi ñu ko dénk bëri na ci ay xale yoo xam ne moom amul décision seen kaw faw parent d'élève bi wala waajur ndongo bi mun a joxe ndigal pour moom mun a jël xale bi yóbbu ko kër docteur te tant que jotul waajuram moom du jël sañ-sañ yóbbu ko kër docteur loolu problème la boo xam ne dañ ciy gis loo xam ne daf ñuy metti lool parce que xale bi su eggee ci ñun day fekk c'est trop tard lu tax mu trop tard parce que dañ ko téye lu yàgg lu tax ñu téye ko lu yàgg parce que moom sëriñ daara amul ndigal ci waajuru xale yi pour mu yóbbu ko hôpital loolu jafe-jafe lu bu rëy la boo xam ne war nañ ci taxaw xalaat yi pour ñu ut ci saafara ba tey ci recours tardif bi dañoo gis ne am na jafe-jafe ci wàllu transport ndongo daara bi feebar yow nga jël décision pour yóbbu ko waaye amuloo moyen de transport bu koy yóbbu hôpital loolu tamit mun naa waral recours tardif bi aux soins xataa sax recours tardif à la prise en charge maanaam su eggee hôpital yow jël nga sa décision yor nga oto bu koy yóbbu waaye bu nga eggee ci hôpital kër docteur li koy faj li ngay jëndee garab yoroo ko sa poche loolu tamit jafe-jafe la boo xam ne sëriñ daara mun nañoo waxtaan ci loolu beneen problématique bi ci mujj mooy problématique du sport dans les daara ndax li ñu xam mooy sport dafa méngoo dafay ànd ak wér loolu yaakaar naa ñi ma gën a jàng sax dañ koy faral di ko wax ci hadis yi ki gën a wér moo mën a gën a jàng te ci l'islam ñu ngi en tout cas privilégié jullit boo xam ne moo gën a am kattan waaye li ñu seetlu ci biir daara yi sport moom loolu bokkul ci seeni mbir wala ñi koy def bëriwul li tax loolu ndax dañoo gis ne xale bi suy dem daara day fekk ku ndaw la maanaam tuuti tànk la te li ñuy seetlu tamit li ci ëpp daara yi léegi ay internat la imagine leen xale boo xam ne juróomi at la am wala juróom-ñaari at mu dugg internat bi mu nekk foofu ay at bari na ci ay internat ñoo xam ne xale yi duñu génn fu ñu toog rek la ñuy nekk à longueur de journée maanaam suba ba ngoon xale bi du génn
il est entre les quatre murs te loolu lu muy jur mooy les conséquences de la sédentarité ku dem ba toog nekk nga sédentaire mooy koo xam ne sa yëngu-yëngutu yi bëriwul yow daal boo xëyee yaa ngi toog jàng boo paree tëdd boo paree jóg jàng jóg toog jóg jàng doo yëngatu doo yëngal sa yaram loolu tamit problème la boo xam ne sëriñ daara yi ak daara yi tamit war nañoo xool naka la ñuy def pour loolu ñu mun ci indi saafara ndax sédentarité lu muy jur ci wàllu feebar bëri na d'abord le stress ku toog benn place benn jour une semaine un mois si rawatina xale génnul xoolul ci biti xamul lu nekk ci biti xamul lu xew ci biti pendant un mois voire des mois stress bi da koy dugg te ku xale bu stressé moom pour nga jàngal ko mu mokkal loolu day yéex lool beneen conséquence mooy le stress physique bien sûr mais le stress psychologiquement day affecté xale bi nga xam ne moom comme que génnul xamul lu xew ci biti xelam li ci ëpp ci këram lay nekk di xalaat yaay ji di xalaat mag ji di xalaat baay bi donc psychologiquement xale bi day affecté mais bu fekkente ne dafa nekk xale boo xam ne donte internat la waaye léegi-léegi nga génneeg moom dawloo ko yëngal yaramam mu xool tuuti li nekk ci biti li xew ci biti nga dugg ak moom xale boobu pour stress bi dal ko du nekk du lu yomb donc problème sport dans les daara lu fës la loo xam ne bokk na ci liñ ciy seetlu mooy feebar yoo xam ne li ñuy wax les maladies chroniques di teel feeñ ci xale yi te maladies chroniques yi bokk na ci diabète ndax xale boo xam ne du yëngu moom day lekk rek tëdd jàng lekk tëdd jàng mooy ay mbiram du yëngatu kooku day dajale suukar ci yaramam diabète mun na ciy jur tension mun na ciy jur feebaru yax ndax yow boo yëngalul say cër yax yi yëngatuwul maanaam liggéeyul da ngay am lu ñuy wax ay arthrose ay oom yi di métti tànk yi di métti lu ndaw loo def rek da ngay daal di gaaw a sonn loolu tamit problème la boo xam ne ci biir daara yi war nañ koo xalaat seet naka lañ koy saafara ci wàllu sport boobu ma jox leen benn misaal boo xam ne man tàmbale naa ko fii ci Touba laata may dem Gossas am na benn internat du ma tudd te internat mais internat jigéen la xale yi jigéen rek a fa nekk samay doom sax fa la ñu nekk fa la ñuy jàngee mais ma waxtaan ak yaa Seyda bi borom daara ji ma ne ko soo ma mayee de semaine bi yëpp nga jàngale waaye jour boo jàngalewul su ngoon si ma jël 1 heure de temps génn xale yi dawloo leen fooloo leen maanaam ñuy foo seen biir ba seen xol féex ba seen xel bi ubbeeku loolu dina leen amal njëriñ bu baax a baax ba tax na daara internat boobu mercredi bu ne jeudi bu ne buñ julee timis la xale yi di génn ma nekk ak ñoom mun naa leen wax sax fu ñuy faral di dem mooy université Al Azhar fa laay nekk ak ñoom ci biir université bi maanaam ci cours bi noonu ci bayal bi noonu nekk ak ñoom di daw ba keroog bu ñuy nodd gee suñu noddee gee rek ñu daal di arrêté fa la ñuy ma libéré leen ñoom ñi dellu seen daara loolu dama seetlu ne bi ma ko defee laata ma koy def sax moom dafa seetlu ne xale yi foo leen gis rek dañuy mer seen xol féexul foo leen gis dañuy xalaat seen kër mais bi ñu tàmbalee loolu ñoom sax dañuy yàkkamte àllarba jot dañuy yàkkamte alxamsi jot nga xam ne suñu génnee ñoom dañuy foos ba seen xol feex mais loolu day participer sax ci seen jàng nga xam ne suñu demee ba toog dañuy tàmbale dañuy sawaraat ci jàng bi nga xam ne kon man su may tàggoog ñoom ma wax leen ni fexe leen balaa ñuy ñëwaat koo xam ne xisib nga war a tari wala ñaari xisib na nga ko mokkal balaa beneen àllarba nga xam ne kon loolu
méthode la boo xam ne sëriñ daara yi war nañ koo xalaat bañ a téye xale bi pendant 4 ans mu nekk ci biir internat fête ba fête lay génn di dem këram fête ba fête lay yëngal yaramam loolu mun na koo jural ay feebar yoo xam ne li ñu tax a jóg vraiment du loolu. donc loolu sama exemple la boo xam ne ma baaxee ko sëriñ daara yi ci kaw loolu nag ñu mun a ñëw tuuti ci recommandation yi ñaata minute moo des na donc ci kaw moo des jërëjëf donc ci kaw loolu ay jafe-jafe la li ñu jot a lim fii yëpp ay problème la boo xam ne liñ jot a wax sànq ba léegi mooy ay problème yoo xam ne dañ koy faral ci biir di ko gis ci biir daara yi ci wàllu sport ci wàllu lekk ci wàllu ñam ci wàllu set ci yére set ci loxo set ci gémmiñ ci wàllu sol dàll yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne mun naa jur feebar walla mun naa tax feebar bi yàgg lool ci biir daara bi te nag yéen a ma ko gën a xam ndongo bu feebar ak ndongo bu wér ñoom ñaar mënuñoo bokk bu dee yow da ngaa bëgg am résultat ci sa biir daara sa intérêt mooy xale yi wér suñu wéree sa njàng bi day gaaw day rafet comme ni ko sëñ bi waxee noonu. donc ci wàllu loolu ñi ñëw ci recommandation yi première recommandation bi mooy su fekkente ne dañoo bëgg hygiène bi jag ci biir daara bi maanaam daara bi am hygiène li ñu war mooy bi ci jiitu ñu promouvoir le lavage des mains mooy raxas loxo loolu nañ koy digle nañ koy def ba pare di ko digle ndongo yi wàllu raxas loxo moom yaakaar naa kenn du ko jàngal waa Touba ndax 2005 bu choléra amee fii ñu ñëpp jàng nañu walla xam nañu lan mooy njëriñu raxas loxo parce que bokk na ci loolu dalay setal say loxo bari na ay doomu jàngoro yoo xam ne pour ñu nekk ci yow du gaaw donc il faut promouvoir le lavage régulier des mains avant chaque repas mais avec du savon d'abord su ñu waxee raxas loxo liñ ciy jublu saabu ak ndox bu set avant xale yi di lekk balaa ñuy jëfandikoo ñam te nag ci biir daara yi dañoo tàmm lool ñam bi dañ koy teg rek allez hop duñu xool sax fan la robinet bi nekk walla kii bi nekk ñëpp ay ñëw toog donc nañu digle loolu xale yi di raxas loxo balaa ñuy lekk lu am solo la mais tamit na xale yi raxas loxo suñu jëfandikoo toilette yi ba pare suñu génnee toilette normalement ci buntu toilette bi war naa am saabu ak ndox nga xam ne xale bi su génnee rek day raxas loxoom balaa muy dugg ci biir daara bi loolu dina tax doomu jàngoro yi fa lay yem ci toilette yi lay yem waaye du egg ci biir kër gi donc loolu nañ koy digle lu bëri bëri mais tamit nañu promouvoir le lavage le plus fréquemment possible donte sax lekkuloo donte sax demuloo toilette boo toogee ab diir digle xale yi dem raxasal loxo loolu da ci am solo bu baax a baax donc ci wàllu lavage des mains loolu mooy première recommandation boo xam ne moom la ñuy joxe. Deuxième recommandation, promouvoir le lavage corporel avec du savon au moins une fois par jour maanaam dañuy faral di gis ci biir daara yi ñu naan balaa ndongo bi di sangu semaine ba semaine bu sangoo àllarba bi ba beneen àllarba loolu yaa axi xëy na peut-être yaa ngi former xale bi waaye ci wàllu wér-gu-yaram du lu gën donc lu ma tuuti xale yi war nañoo sangu au moins une fois ak saabu nag loolu dina tax microbe yi du leen sonal te daara bi dina nekk daara bu set loolu nañ ko promouvoir bu baax a baax promouvoir l'hygiène bucco-dentaire suñ ko waxee liñ ciy jublu il faut que xale yi di brosse
xale yi nañuy brosse lu mu gàtt-gàtt ñaari yoon wala au minimum une fois. mais léegi-léegi dañuy gis xale boo xam ne bu tabaski jàllee moom mu ñëw dugg ci biir daara bi balaa muy borosuwaat fekk mu delluwaat ci këru yaayam wala këru papam mais loolu du lu ñu rafetlu. il faut que xale bu ne mu am borosam wala soccam saa yu lekkee ngeen digle na xale yu borosu loolu mooy loo xam ne dina tax du am problème bëñ. ñu porter des vêtements propres et adaptés loolu tamit nañ koy digle xale yi nañuy sol bu rafet sol bu civilisé. l'islam dafa civilisé l'islam set la xam daanaka ni ko boroom xam-xam yi di waxee ci l'islam genn wàllu l'islam mooy set donc nañuy sol lu set du koo xam ne moo jàng français moo war a lu set déedéet xattaa sax ndongo bi dafa war a sol lu set ba pare nay sol dàll ndongo yi dañoo war a sol dàll comme ku ne nga xam ne kon ñoom du ñu nekk di traîner ay microbe ci biir daara bi ak ci ginnaaw daara pour éviter les maladies diarrhéiques maanaam ay feebar biir buy daw loolu liñ ciy digle mooy utiliser de l'eau potable ndox yi ñuy jëfandikoo ci biir daara yi na nekk ndox bu sell ndox bu set boo xam ne mën nañ koo naan mais bàyyi fi benn bassin boo xam ne lu ne moo ciy dugg ndox boobu xale yi di ko jëfandikoo ñoom duñu tàggoog biir buy daw tout le temps dañuy feebar te suñu feebaree duñu mën a jàng te ku jàngul dañuy wax ne daara bi moo baaxul te fekkee sëriñ daara bi moom macha allah ku am xam-xam la ku am diine la mais parce que tout simplement conditions yi yu muy jàngale moo baaxul loolu kon ñu ngi koy digle pour ñu utiliser ndox bu set ak bu sell. éviter l'eau des bassins à ciel ouvert wax naa ko sànq bassin yi nga xam ne guddeeg bëccëg lu ne mu ngi ciy dugg loolu vraiment nañ koy éviter di ko consommer mais tamit li ñuy digle ci wàllu lekk il faut ñuy consommer les aliments bien cuits maanaam ñam boo xam ne togg nañ ko ba mu ñor loolu di ko jëfandikoo loolu la ñuy soxla loolu la ñu bëgg pour ndongo bi di ko jëfandikoo maanaam ñam bu ñu togg te mu ñor te mu nekk ñam bu sedd mun nañ ko toggul ñor mais buñ ko bàyyee mu sedd ay waxtu ba mu fanaanaat xale yi di jëfandikoo ñam boobu loolu du loo xam ne mun naa indi wér. donc il faut consommer les aliments bien cuits prêts à l'emploi. se laver les mains avant chaque repas wax naa ko sànq waaye leneen li tamit beneen recommandation mooy améliorer l'environnement de vie fu ñu dëkk daara yi ci boppam dafa war a nekk fu yaatu fu aéré fu féex ba nga xam ne ngelaw day dugg di génn parce que daara boo xam ne c'est confiné dafa tëju xale yi tëju ci biir loolu nekkul lu gën surtout tamit ak fi xale yi di jàng tamit ci biir classe yi walla ci barak yi dafa war a am aération bu baax nga xam ne ngelaw bi day circuler di dugg du génn mais tamit dañoo war a di nettoyer les dortoirs fi ñuy tëdd ndongo yi fi ñuy tëdd saa su ne dañ ko war a bale dañ ko war a setal suñ ko mënee raxas sax dañ koy raxas tout le temps pour saleté bi génn foofu suñu mënee tamit ñu désinfecter régulièrement les lieux loolu tamit lu war a mën a nekk la ndax ku wax daara wax mbooloo jëfandikoo ay ndox yu bëri donc il faut ñuy désinfecter lu bëri foofu. beneen recommandation mooy il faut bien entretenir les latrines mooy li ma waxoon rek au lieu ñuy defar suñuy salon yi toilettes yi la ñu war a gën a defar ko salon yi ñoo gën a yelloo defar ko salon yi toilettes yi ak waañ yi la ñu war a gën a defar ko salon yi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. pour éviter les maladies infectieuses li may digle te muy recommandation sëriñ daara yi nañu adhérer ci mutuelle de santé yi loolu recommandation bu ma ñor la ndax
sëriñ daara bëri na ci ñoo xam ne seen poche diisul te yéen a ngi yore ay mbooloo te ay xale lañu wér dafa des ci ñoom ku ci feebar balaa say waajur di indi xaalis yow sa poche moo koy njëkk a yëg mais boo nekkee mutuelle de santé loolu dina la oyofal lu bëri faj bi dina gën a jàppandi donc fexe leen yéen ngeen bokk ci mutuelle de santé yi mais ndongo yi tamit bokk ci mutuelle de santé yi mais nañu fexe adhérer aux campagnes de masse waa Kër Docteur suñu waxee ne campagne am na daara dañoo ñu war a ànd ak ñoom ci loolu parce que seen njëriñ kese la njëriñu xale yi la ku jël garab boo xam ne da lay aar ci sibiru nawet lañ nekk xale bi bu sibirul njàngam dina gaaw waaye xale bu sibiru benn yoon ñaari yoon ci biir nawet bi kooku dina tardé nañu promouvoir le déparasitage suñu jógee di joxe ay garabu saan ndongo daara yi ak sëriñ daara dañoo war a nangu di jël garabu saan ndax ku nekk xam na njëriñu garabu saan ci doomu aadama ak vitamine A ndax vitamine A dafa nekk garab bu am solo ci xale dama leen di jox benn misaal keroog laa joxe ci benn dëkk nga xam ne dañ maa indil benn xale bu góor mu ngi war a am 17 ans yooyu xale bu góor boobu bi mu nekkee xale dara dalu ko woon mais mu am lu ñuy wax avitaminose benn feebar la boo xam ne ay ferñeent ñoo manqué ci moom loolu si sox dina ci mën a wax avitaminose xale boobu bëccëg mun naa dox ay soxlam fu ko neex dem waaye bu timis jotee boo teewul ci loxom day mbëkk rek fu mu dem day mbëkk rek du mën a dem fenn fourneau yi lay mbëkk léegi-léegi sax mu dugg waañ te yëgu ko parce que du gis loolu li ko waral dafa nekk ay ferñeent yoo xam ne dafa manqué ci moom mooy tax gis-gis bi leer mais bu mu nekkee xale nekk ci daara xëy na ferñeent yooyu manqué ko fu mu toll ni moom kooku pour faj ko xanaa sëñ su soxo taxaw ci waaye pour faj ko du nekkul lu yomb donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax waaye tamit sëriñ daara bi dafa war a participer wala dafa war a nekk koo xam ne docteur la ci biir daara bi di bàyyi xel feebar yi ñuy moytu lu mel ni choléra feebar pays poliomyélite feebaru ngas mooy rougeole feebar covid bi sax sëriñ daara bi dafa war a nekk docteur ci biir këram nga xam ne su gisee benn xale boo xam ne am na ay mandargay feebar bi wàlle mu teel ciy jóg ma jël benn misaal rek corona bi bu muy tàmbale fii ci Touba amoon na benn daara boo xam ne sëriñ daara bi dafa corona waaye dongo daara yépp dañoo corona dañoo mujje jël leen ñoom ñëpp indi leen daaru marnaan imagine leen loolu ñoom dañoo toog ay fan jànguñu ay semaine jànguñu xam nga ñooñu tardé nañu donc sëriñ daara bi docteur la war a doon ci biir daaram ba tey ci recommandation yi pour éviter les recours tardifs loolu wax naa ko il faut que sëriñ daara yi dugg ci mutuelle de santé yi pour éviter les maladies chroniques à long terme dañoo war a promouvoir sport bi loolu dem ci delluwaat yéen sëriñ daara yi il faut que ngeen nekk ñoo xam ne ngeen di def sport ba pare digle def sport seen xale yi taalibe yi léegi-léegi suñu jàngul da ngeen war a génn ak taalibe yi ngeen solu wax ma leen sol caaya nag waaye vraiment sol loo xam ne mën naa nekk mën naa daw ngeen ànd ak xale yi ngeen di daw di dem di ñëw mais xale bi da lay ñeme xale bi da lay bëgg sax day xam ne ah sëriñ la d'accord waaye wàccee na boppam ba fu ma nekk nga nekk ak moom boo leen paree ci sport bi dem toog loo ko jàngal dina ko jàng loo ko jàngal dina ko bëgg donc sport bi il faut que sëriñ daara yi yaa axi summi leen caara yi ngeen sol pantalon yi waxuma la leen kilote nag parce que man du ma sol kilote waaye sport bi moom na ngeen ko def ànd ak seen taalibe yi pour def sport parce que dina tax feebar yi nga xam ne day gaaw a dal xale yi ñu moytu ko lu mel ni diabète wax naa ko sànq ay tension ay feebaru yax loolu na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax donc monsieur le modérateur balaa may tëj rek damay wax ci benn mbir
boo xam ne mënuma tëj waxtaan bi te waxtaane wuñu ko. fii la ñu nekk ci Bawol lañ nekk te ku wax Bawol xam nga Bawol moom géej amu fi walla géej a ngi fi xamuñu ko fi waaye man en tant que docteur damaa gis loo xam ne dafa may metti loolu. li ma gis nag feneen su amoon feneen mun naa koo comprendre lu mel ni Mbuur am na géej ku fa lab mun na ñoo xam ne dafa dugg géej. su xewee Dakar ku lab géej Dakar mun nañoo xam ne dafa dugg géej waaye lab ci biir Bawol loolu mun ngeen koo comprendre est-ce que lab ci Bawol te dañ koy faral di ko gis mooy lan xale yi ngeen di jàngal léegi ñuy dem ci bassin bi di naan di faqasalu dugg ci biir bassin bi fekk bassin bi xóot lool kenn yëgu ko ba mu faatu ci. loolu gis naa ko du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon ay yoonu ci biir daara yi lay xewee nit di lab ci biir kër te du géej xale di lab ci biir bassin loolu nañu bàyyi xel ci loolu parce que ci wàllu santé la dañ ci war a bàyyi xel nañ fagaru ci loolu. donc monsieur le modérateur loolu il faut que ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. ay tomb la yoo xam ne dama koo yëkkati rek pour ñun ñi mën ci waxtaan incha allah suñu amee ay question liñ ci war a tontu incha allah ñu tontu ko xëy na bu fekkente ne temps bi jeexul bu dee jeex na mën nañ koo yemale fi bu jeexul ñi ma àndal ci ay borom xam-xam lañu kii ci wàllu bëñ kii ci wàllu bët ñu may leen donte sax ñaari minute la rek ñu teg ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.